Bonsoir amis téléspectateurs de Sen TV et bienvenue, ravi de vous retrouver comme tous les 15 jours les samedis soirs. On est là pour vous servir yéen nga xam ne da ngeen taamu la chaîne leader muy Sen TV. Entre nous nee naa leen fii on se dit voilà noonu lay demee tous les 15 jours les samedis soirs. Je suis très ravie de partager ce plateau ak samay invité tey nag ñu ngi ànd ak waa Malika. On espère que tey thème bi dina leen intéressé bu baax a baax nuyu naa leen yéen waa Malika. ayca kontaan nañ bu baax a baax. Bonsoir Ismaïla Kambi. Ça va? yaa ngi ci jàmm. oui ça va alhamdulilah sinon ko namoon naa leen namoon naa waa Sen TV. muy nuyu tamit sama gars ñi jógee Malika. Malika c'est une zone que je connais bien parce que liggéey naa fa ak association des bajjanu gox ñoom ci seen CDEPS bi ci thème bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen fa laay mën a yem en attendant ñu dugg ci sujet bi. d'accord ayca kontaan nañ bu baax a baax bonsoir Malick. bonsoir Safia. ça va. ça va macha allah. moom mi ñëw ci ñun ak casquette sociologue ñëwoon na jaar léegi ci entre nous xale yu bëri dañoo apprécier moo tax ñu invité waat ko donc Malick ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax. ñu ngi delloo nuyu Safia di nuyu ñi ñu fekk ci plateau bi di nuyu également ce charmant public di kontaan ci invitation bi. merci Soxna bonsoir. Bonsoir Sophie. Elle est sage-femme di ngeen xam pourquoi ñu invité ko moom itamit aujourd'hui ñu ngi lay nuyu di la ziar yow itam di la dalal jàmm ci émission bi di entre. maa ngi lay fay Sophia di nuyu public bi ak xale yu jongama yi ma fi fekk di nuyu waa centre hospitalier Abbas Ndao bi nga xam ne foofu laa jóge waaw après ñu xuus rek ci vif du sujet bi. d'accord chaise bi nag comme chaque 15 jours xam ngeen ne artiste moo fi toog on va découvrir ensemble ki nga xam ne mooy suñu artiste de ce soir si yéen seen ay applaudissements ñu accueillir ko bu baax a baax comme ça téléspectateurs yi xam. El Hadj Keita moom mooy suñu artiste de ce soir moom itamit day partager plateau bi ak ñun. moom tamit dafay ñëw l'enfant chéri de la Médina bonsoir El Hadj. bonsoir Safia. ça va. salaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi nuyu plateau bi ñëpp. macha allah toogaay yi rafet na public bi rafet na macha allah. kontaan naa ci. ayca bëgg nañ bu baax a baax suñu sujet du jour lan lay doon El Hadj. ah déedéet man yéen laay déglu. ni xamoo sujet bi nii. fi mu ne non xaw ma da ngaa ñëw rek toog dama ñëw rek toog di déglu. d'accord lu waaye wax ma dugg ci. jeex na sujet du jour bi ñu ngi waxtaanee sexualité précoce. ah ok. loolu nag xaw ma ci miinu. miinoo la. miinu ma ko nag aw ma ci expérience parce que waaw parce que du ma ko fowee xale la. d'accord. on parle de sexualité déjà sujet tabou la Sénégal ñu ci bëri xam naa bu ñu nee xale yi tey sexualité la ñuy waxtaanee dañuy dar seen gémmiñ mais c'est très normal jeunes yi tamit am nañ seen wàll il faut qu'on s'informe pour di mën di bàyyi yenn yi wala ñuy jàpp yenn yi c'est très important te ni ma ko waxee ci début rek entre nous fii lépp la ñuy waxtaanee donc tey sexualité précoce la ñuy waxtaanee Ismaïla yow laa njëkk a jox sama kàddu loo xalaat ci sexualité précoce. xam nga sexualité précoce dafa nekk benn fléau boo xam ni. du fléau bu bees de yàgg na Sénégal seulement nag ak médias yi internet bi ñoom ñoo ko yóbbu devant de la scène. ba am na ñoo xam ne sax comme ni ko suñu artiste bi waxee bëri na si ñoo xam soo leen ko waxee soo leen laajee nañ na luy loolu mais soo leen waxee pratique ba ca ne. danañ comprendre dañuy xam lan la. voilà parce que ñu ngi koy dund. ñii waa Malika du ma jël si ñoom exemple mais bañ jaaree foofu. waa Caaroy Yëmbal parce que touche pas à ma sœur ma nekk organisation boobu jaar nañ Pikine su ma nee Pikine mooy Caaroy Yëmbal ak yooyu yëpp Malika Kër Massar département moo tax may wax Guédiawaye Rufisque ak Dakar département dans le sud Ziguinchor Sédhiou Kolda au nord Matam li ñu fa gis mooy soo jëlee 100 personnes soo xoolee 35% yi ci jigéen ñi ñoom dund nañu sexualité précoce. nan ngay définir sexualité précoce. sexualité précoce ñun ni ñu koy waxee dafa am ñoo xam dañu ko jàpp comme benn phénomène wala benn fait boo xam ni xale bu am 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans moo koy dund. loolu duñ ko dàq. mais képp koo xam ne tamit dund googu avant ngay dugg ci néegu sëy. mën nañ ko xoolee comme sexualité précoce. d'accord mu am tamit ay conséquences ci 35% yooyu nga jël ci jigéen ñi. je parle sous le contrôle de la sage-femme qui est là. am na su ñoo xam ni ñii jot nañoo jël seen matuwaay. parce que ay cas dañ ma koy indil ñu ciy traité. ñi jël seen matuwaay mooy maanaam ñi nga xam dañ ko doon def utiliser nañ li ñuy wax préservatif. je vais être direct ak yéen. waaw voilà. on est entre nous sax fii sur direct sur xale yi duñu comprendre. c'est ça tout à fait. utiliser nañ préservatif. pour les unes
mais pour les autres jotuñu ko utiliser après man samay xalaat ci sama xam-xam parce que des fois dama doon liggéey itam ak waa ASBEF ma ne leen est-ce que du ngeen dem def dépistage VIH sida parce que ñoom dañ jàpp ni suñu amul grossesse rek dara jotu leen tout à fait am na suñoo xam dañu utiliser préservatif dañuy dem jëli lu ñuy wax Nervelo mooy pilule du lendemain grossesse bi rëcc na d'accord jàppuñu ko mais est-ce que amuñu IST infection sexuellement transmissible wala maladie sexuellement transmissible ñu naan ko MST tout à fait yooyu yëpp nag tey su amee soo gisee mu fës carrément mooy que ni xale jigéen ñi ñaar moo leen ci dugal ñenn ñi mbëggeel la xam nga xale boo xam ne amagul maturité bëgg day gumba tëx yaay jaral na ko xeex ak yaayam xiiroo baayam dama ciy gis ay cas tout à fait am na su ñoo xam ne dund nañ ko ba pare am seen benn copain bu mel ni sama waa ji mais tamit am beneen copain bu mel ni sama waa ji yow moom toog maanaam kii ñoom ñaar ñoo tolloo génération mën nañoo ànd mbëggeel moo fa ne mu dem gis kii ñoom ñaar tolloowuñu génération mais gis na ko 4-4 dégg nañ ñi day def lu baax dëgg la mu dem dugg ci ba léegi nag sëyagul de kon mu ngi ci sexualité précoce nanga ngeen li may wax très bien maintenant su si duggee des fois am na su ñoo xam dañ ciy dugg ba jàpp ci grossesse am su ñoo xam dañuy dem ba génn ci duñu am grossesse mais xam fu ñuy mujj ci prostitution clandestine d'accord prostitution clandestine ma daaneel waaye dafa am tamit lu ko waral internet baa ngi fi du ma ne démission des parents parce que benn parent du démissionner de l'éducation loolu amul d'accord mais préoccupation bi dëkki metti bi paa bi day xëy uti yaay ji xëy uti xale bi jël portable am dugg ci internet di télécharger ay films pornographiques di ko seetaan à chaque fois loolu di ko obnubiler mu jàpp boppam ba nga xam ne il faut que mu exploiter ko d'accord Ismaïla li nekk ci bopp bi yëpp instant yi mënu goo ko génne teel ba ma ñëw ci soxna ma gestu ci moom ngeen di liggéey ci loo xam ne mën nañ ci santé la en même temps muy branche bi nga xam ne mën naa ne buñ ne sexualité précoce yéen li ngeen ciy xam ñun duñ ko ci xam parce que xale yu bëri bu fekkee dañuy am sexualité précoce dañuy am information comme quoi que bu ñu demee ci yenn hôpitaux yi wala bu ñu demee ci yenn centre de santé yi dinañ mën a def lii di planification familiale maanaam ëmb duñ leen ci fekk te pour ñoom ëmb rek mooy danger bi nga xam ne mën nga koo am bu fekkee da nga am sexualité précoce yow nan nga ko gisee en tant que sage-femme. bon ni ma ko gisee mooy ñun suñu principal problème mooy problème communication. parce que pour ñun en premier lieu parents yi. ñoo njëkk a fay ci seeni obligation parce que soo yoree sa doom muy góor muy jigéen dès le bas âge da ngay commencer di waxtaan ak moom xale bi ñime la ñun souvent on reçoit en consultation ay xale yoo xamante ne nii au fait dañuy ñëw di confier wu si yow lañ lay wax parce que dañuy xam ne yow xamoo leen dañuy am fit wax ak yow mais seen parents yi duñ leen ñeme wax ak ñoom te fekk na dañu am problème boo xamante ne nii dafay nécessiter ndimbal problème mu sexualité bi ñun ci côté médical bi ci la ñuy gën a wax côté médical bi dafa am ñaari kii yu moo xam ne moom laa bëgg pour ñu différencier ko d'accord parce que am na ñoo xamante ne ni ñu ngi am sexualité précoce mais c'est des majeurs maanaam majeur par rapport à l'âge daal ay mag lañ d'accord waaw am ñoo xam ne ay mineurs lañ ba léegi kon yéen naka ngeen di définir yéen i tamit sexualité précoce bon man de pour man mën nañ jël ñaari pàcc yëpp deux yëpp parce que ci neen ñi mu gën a méttee mooy mineurs yi ñi nga xam ne am nañu ay moins de 18 ans parce que ci ñoom la complication yi gën a grave te aussi seen xel du sori trop pour ñu mën a jël seen bopp en charge parce que am na ci magum jëmm yoo xamante ne nii bu ñu demee def li ñuy def ba pare xam nañ fi ñuy jaar mais xale yi souvent danger bi mooy dañuy génn ci mbedd bi ñu leen di jox ay médicaments yu leen di avorter loo mu leen di indil ay complications yoo xamante ne nii dañ koy gis tout le temps hôpital des médicaments affaire yoo xam ne qu'on vend dans la rue dañ koy wax gënaluñu nag mais vraiment loolu tamit lu ñu sonal la parce que dañ koy am ci mbedd mi dañ leen koy jaay léegi bu ñu ko jëlee ñun fi ñu yegsee ñun mooy fekk na am nañ complication ba pare li ngay wax dafa am solo wax ci sa micro directement c'est-à-dire yéen ñi nga xam ne yéenay liggéey ci santé à chaque fois da ngeen di am problème bi élage boo mënee dimbali xëcc micro bi tuuti comme ça madame voilà li muy wax am na solo loolu xale bi nga xam ne am na lu ko dal déjà su génnee ci mbedd bi parce que ragal na par exemple wax ak ay mbokkam day jënd médicament boo xam ne dañ ko proposer comme étant li nga xam ne mën na ko avorter loo et su amee problème ci yéen la ñuy ñëw chaque jour complication yi te bugguma sax
bëgguñu sax di gis loolu ñun. parce que souvent da ngay gis xale di nga am ci moom yërmande boo xamante ne nii heure boobu classe la ko waroon a fekk. muy jàng nga ñëw ñu indi ko biir maternité mu nekk ak ay adulte nekk ci situation boo xamante ne nii vraiment c'est déplorable. léegi nag Sénégal moom li ñu sonal mooy soo waxee ne xale bu jigéen bi na ñëw seet ci sage-femme pour def planification wala mu def dara ñu ne la yaa ngi yàq xale bi loolu la ñuy wax. parce que dañ naan lu jànk du planning. mais yéen da ngeen di planningal ñoo xam ne amaguñu 18 ans. mën na nekk parce que des fois nga gis ñoo xam ne dañuy présenter facteur de risque yoo xam ne bu ñu jëlee grossesse mën naa yóbbu seen bakken. facteur de risque comme souvent da ngay gis xale yoo xamante ni seen bassin yi maturul ki nga xamante ne nii atteindre l'âge adulte bassin maanaam yaxu ndig yi fi xale bi war a mën a nekk. dëgëragul pour mu supporter doom. waaw mënul supporter doom. souvent bu ñuy ñëw hôpital ak ay complications yu grave la ñuy ñëwee. léegi xale boobu yow est-ce que en tant que professionnel de santé mën nga ko teree dem joxe ji boppam ci biti. def na ko ba pare léegi il faut réparer ni ngay réparer mooy nga accompagner ko ne ko bul def lii moytul bul moytu grossesse kese mais aussi dee leen moytu IST tey feebar bi parce que feebar yi mu ngi ci dëkk bi de le sida est là. am na ñoo xam ne peut-être dañ koy wax nii Sénégal rek ñu yaakaar ne mirage la wala lu rëy la mais ñun dañ ciy teg suñu bët. sida bi mu ngi ci dëkk bi. il faut nit ñi di ci bàyyi xel mais Sénégal j'ai l'impression que grossesse lañ gën a ragal sax ni feebar bi. parce que ëmb bi la ñuy gis. mais maladie bi duñ ko gis. waaw j'ai l'impression que loolu la ñu gën a ragal daal. d'accord Malick laataa may ñëw ci El Hadj vu que moom xamu ko donc dañ koy mujjee jox kàddu gi rek comme ça moom day fekk mu rassemblé wax yëpp bu wax waxam Malick. Bon Safia merci beaucoup xam nga aujourd'hui lépp lu jëm ci wàllu sexualité. dañu ko jël ak fu ñu ko tënk voilà parce que santé dafa yaatu tellement am ay programme yoo xam ne nii donc à travers les ministères yi nga xam ne nii ministère de la santé ñoom ñoo ko tëral am nañu ci woowee SRAG peut-être que sage-femme bi dina xam li may wax mooy parce que santé li ñuy wax santé de la reproduction dafa yaatu am ci loo xam ne c'est pour les ados et les jeunes moom mooy SRAG voilà SRAG santé de la reproduction chez les jeunes et les ados mu nekk loo xam ne dafa mujj en fait nekk un problème moo tax tey jii ay programme juddu ci sage-femme yi am loo xam ne dañ leen ci tënk am ay formation ñu leen defal am aussi des sociologues qui travaillent des anthropologues qui travaillent juste pour te montrer que ne dafa am peut-être benn aspect bu ñu tëb mooy xale dafay yegg benn mois bu ñuy woowee la puberté te bu yeggee ci puberté dafa am lu judd ci moom muy ay désir lay doon souvent une sexualité dafa judd ci moom am aussi li ñuy wax une attirance mu nekk des aspects yoo xam ne nii dafa physiologique maanaam tey jii mënoo ko tere ci nit. maintenant c'est naturel. waaw maanaam dafa naturel léegi loolu buy ñëw ci nit fekk kooku amul lu jiitu ci moom maanaam ab préparation bu jiitu ci moom souvent c'est comme ça que ça se passe. mooy li may wax la ci émission passée bi dafa am information bu mu war a jot maintenant kan moo ko koy jox. est-ce que ci mbedd mi la ko amee est-ce que ci xaritam la ko amee est-ce que ci waajuram ou bien est-ce que ce sont des professionnels de la santé ñoom ñoo ko tàggat donc souvent. comportement xale bi comportement à risque bi muy wax sànq. dafay dépendre ci moom information bi muy jot. parce que souvent ma nekk jeune nekk ak sama ay morom ñu bon dinañ ma jégal un peu ci wax bi ñu ñam jigéen souvent niñ ma koy expliquer dafay yee sentiments yi ma wax sànq. dafay yee sànq désir yi ma wax sànq. dafay yee un peu sexualité bi na ci man. da nga gis ma commencer aussi am benn fougue. ba tax aussi ma bëgg def même chose. et souvent bu fekkee ne aw ma information yi war. day compliqué voilà pour ma daanu ci li ñuy wax sexualité précoce bi ñuy wax. voilà c'est très facile. voilà mu ngi noonu nous avons fait des études ci wàllu woowu noonu sur toute la petite côte di ko dalee Dakar ba jëm Mbour mais on a résultat yu ñu am. yu ñu am ci aspect boobu doy na waar yéeme na Safia. d'accord xale yi ils ont des problèmes yu doy waar. d'accord voilà te tey jii professionnel de la santé yi te bu ñu doon jox les chiffres nga téye sa gémmiñ. voilà c'est très important El Hadj. nee na information problème la déjà Sénégal balaa xale bi di atteindre benn âge muy âge puberté day xaw a métti xale yi dañuy juddu màgg ak désir c'est-à-dire nga nekk jigéen am noo mel li ñuy wax rek bu asamaan nga tegee ne bu asamaan si di daanu soo ko téyee mu taxaw bu dee góor tamit nga tegee ne ku romb rek war ngaa mën a question de plaisir la bu xasee ba ñëw rek jeex na dëgg la dafa yéeme plaisir bu ëppee tamit baaxul mais comme li ma lay wax sànq ñun moom comme tamit ay porteurs de voix lañ loolu luñ ci mën a wax à l'aise fii xoolal Sen TV à l'aise son bi day génn à l'aise luñ ci mën a defal ni ok non dama ko xam nekkal à l'aise rek liñ ci non je suis à l'aise liñ ci mën a wax mooy sonjaat ñëpp sonjaat suñu bopp te xam ni feebar yi yu bari
ma jéggulu ci kàddu bi rapport sexuel moo koy indi. parce que boo protégé wul rek yow boobu yaa ngi dugal nga sa bopp. muy góor di jigéen boo protégé wul rek yow dugal nga sa bopp. ci benn kàmba waxuma la fóonante bu bari feebar la. fóonante yu bari non mais attends nga am gel kii di fóonante kii tamit di kii loolu fóonante yu bari rek mais attends noonu la demee moo tax góor ak jigéen feebar yi nekk ci ñoom. léegi maa ngi leen di bàyyi ak El Hadj rek. ok góor ak jigéen feebar yi nekk ci ñoom dafa gaaw moo gën a gaaw sax noonu la demee man li ma mën a wax mooy. tee leen seen bopp xale yu ndaw yi. réglé leen yem leen. non ayca nañu gàttal rek allez-y. wax El Hadj wax dëgg la quoi c'est-à-dire jigéen ñi ñoom dañu bëgg c'est-à-dire wéetaay gu ëpp quoi ñoom pour ñoom relation wéet la ci néeg def lu bon quoi. xam nga léegi xam nga moo tax il faut que ñoom ñuy teel a xam góor quoi jigéen ñi dañuy teel a xam góor ndax 13 ans 14 ans nga am far chaque instant ngeen di wéet mais tamit jigéen a góor fu ñu wéetee yow mooy loolu yéen a ma gën a xam barki yonent bi. maa ngi nuyu ñëpp. waaye yéen tamit góor ñi bu jigéen ñi ñëwee seen néeg bu ngeen ko ne woon dellu lii duñ ko def kon ñoom duñ yegg ak yéen. waaw d'accord mais attends avant le fait de kii di ñëw ak kii di dem y a un truc personnel c'est-à-dire li nga xam ne moom nga bëggal sa bopp loolu nga décider sa bopp en tant que femme moi je me dis que yow li ngay perdre ku jigéen ku góor ki du ko perdre évidemment yaa koy dem seet si mais si bu fekkee atteindre goo yenn âge yi ça devient dangereux sans que soxna expliqué na ko c'est-à-dire am na âge boo xam ne boo ko yoree soo jëlee grossesse dee mën na la cee fekk. parce que sa bassin bi àttanul li nga xam ne moom mooy beneen nit sa biir mënul nekk donc foofu la ñu bëgg en fait ñu waxtaanee fa aussi. voilà Safia maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay téléspectateurs yi ñuy seetaan. am na loo xam ne aussi professeur sànq souligné na ko. maanaam pornographie yi nga xamante ne peut-être ndaw yi dañ koy seetaan mais aussi am na leneen loo xam ne tamit mën nañ ko souligner maanaam télévision yeeg yooyu. parfois ñu teg série yoo xamante ne peut-être mun na peut-être influencer ndaw yi. parfois nga gis même bu dul novelas ay séries yoo xam ne day am Sénégal da ngay gis jigéen boo xam ne moom kese ci appartement mu dëkk ko. ci biir série góor moo ko. et c'est parce que da nga ko seetaan ci série bi que yow tam da nga war a xalaat wala nga bëgg dund loolu. du ñëpp mais am na ndaw yoo xamante ne. loolu da leen di influencer. d'accord loolu yëpp da ciy bokk internet mu ngi ci biir. mais loolu tam war nañ ko souligner. en plus de ça am na sànq ku jot a wax ci parents yi. parents normalement man si lu ma yaakaar boo amee sa doom mu yor téléphone am des fois day ko contrôler. mus naa wax ak mag mu ne ma carrément man sama doom mais SMS am sax damay xam lu mu doon. c'est pas que dafa bañ doomam mais dafa bëgg bés ñëw lu mu doomam bañ a xam yenn yi daal. waaw ba ma sañoon aussi parents yi télévision yeeg rajo yeeg yëpp mais aussi internet bi ñu xoolaat ni muy demee ak ndaw yi. d'accord Aïcha Bigui. Je salue tout le monde déjà. man ce qui m'intrigue mooy internet bi dafa avancé certes fi mu daanelee fa laa yëkkatee donc dañuy gën a appesantir ci milieu internet bi c'est vrai que série pornographique yi am na seetaan ko sa téléphone et cetera mais je pense que soit artistes yi am nañ ci seen wàllu bopp parce que boo gisee artiste buy woy naan bàyyi yaay bàyyi dem jootu ko bu jàpp mu vundang yow non mais sérieux ay sa bi moom mi woy na ay woy yu mel noonu yow mi toog jamais El Hadj Keita musul woy noonu. dëgg la musoo boo ko musuma woy bu vulgaire. jamais. léegi à chaque fois xale yi bu ñuy dégg loolu en même temps aussi man li ma gën a jaaxal infirmière bi wax na ko mais lu mënul àttan biir lan lay àttanee góor nañ waxante dëgg lu mënul àttan wasin nan ngay àttanee góor sa kaw ba dara di dugg ba ngay jur doom mais kii wax na ko sànq buñ la wuysee sa biir kër bu ñëwee seet si la bu dee da nga ko jàppee ki nga bëgg ko takk mu nekk sa jigéen nga bëgg ko nga yéene ko jàmm parce que boo ëmbalee kooku wala nga tëddanteeg moom mu commencé yàqu tax jigéen bu commencé xam góor ñëpp a koy xam tout le monde bien sûr ñëpp dafay jigéen moom bu xasee xam góor jeex na dafay ràngatiku day mel ni mooy loolu day ràngatiku ok waaw salaamaaleykum. bàyyi leen nuyoo yi nag nañ avancé instant yi jolli na rek ñëwal. man ci point bi ma doon ñëw. ay point la sax lay wax certes comme sage-femme ni mu ko waxee. bëgg naa appuyer aussi foofu. ak ci côté famille bi. famille ak ci côté tamit ki nga xamante ni mooy responsable bi moom mooy intéressé bi. su ma ñëwee ci côté sage-femme bi mooy lan sànq dafa wax ne maanaam ñoom dañuy def di planifier man dama jàpp ne loolu tamit day pousser xale bi à ce que mu def
ñombe. c'est-à-dire bu amee option planification familiale da koy yàq. xam na ne moom dem naa si sage-femme bi defal na ma protection que ne man du ma tomber enceinte. cela veut dire que man j'ai des possibilités pour def lu ma bëgg te dara du ma ci fekk. alors que parents yi moom léegi actuellement sujet sexuel dafa nekk lu tabu dafa tabu c'est-à-dire ñoom autant suñu yaay ñoom seen yaay dañ leen doon oo di wax ak ñoom ci sexualité doom boo defee nii da ngay jël lii doom boo def ñun suñu tradition bëggul lii loolu daf fee rare léegi tradition léegi amatul parce que boo waxee nit ñi sax léegi am na moo yoo xam ne boo koy wax actuellement nii sax. danaa yow da nga kaw kawe. dëgg la. te pourtant actuellement ba léegi dañ ko war di dund loolu mooy tax nit ki xam boppam. kon bu ñu demee tey ba nga xam ne loolu yëpp raar. xam nga parent bi waxatu doomam ne ko boo defee rapport sexuel heure temps lii mën na la ci fekk. sexualité doon sujet tabou entre ñun ak sunu parents yi. parce que yow mi nekk. yaayu nekkatil micro bi sama yow mi nekk yaayu ku jigéen gi. waaw parce que day nekk loo xam ne day gêné wu pour nga wax sa doom sa doom la. da nga am droit ne ko boo tëddee góor wala góor sax bu la jegee xetam bu la xeeñee mën nga si jël biir. te boo jëlee biir ñun kat suñu tradition bëggul lii. soo ko defee man dinaa nekk koo xam ne dañu may déshonoré. tout à fait autant amoon na mais léegi dafa amatul. kon loolu ak surtout waaw maa ngi ñëw surtout comme kii lu mu wax sànq sama sister bi lu wax. série yi. waxul série novelas de. novelas yàqul kenn parce que ñooñu seen culture la. am nañ droit taxaw si mbedd fóonante. am nañ droit taxaw si mbedd def sexualité. parce que loolu dafa bokk seen vie mais ñun ñu hors de ça ñu bokk si ñun lu ñu xam mooy lan nit da nga war am dignité sa virginité nga garder ko ba nga am jëkkër loolu mooy def sa honneur sa famille. d'accord te bëgg naa tamit sa femme mu leeral loolu ne surtout man suis étudiant surtout la vie étudiante yi. loolu tamit dafa nekk loo xam ne léegi jeunes yi ñoo gën a mën a def planification. gis jeunes yi. koo laal loxoom day def planning. mais mos naa fa def entre nous biir mos naa def entre nous jeunes yëpp nga wax jigéen yeeg góor yeeg wala jigéen ñi rek. jigéen ñi ñoo def planning familial. loolu parce que. góor yi amul lu ñuy toppatoo par rapport ak planning familial ñoom nañu nekk ci jàmm rek. nuyu leen yéen bu baax a baax. bëgg naa ñëpp ci ànd leen. sa micro chérie. waa li mu wax nii man benn instant damay xaw a blâmer ñun jigéen ñi avant may dal ci kaw góor ñi. parce que jigéen ñi bu yàgg ba comme ni mu ko waxee ñenn ñi mag ñi dañ doon tiitaroo digne et dynamique xam seen bopp xam ne seen honneur la ñu am mais xale jigéen léegi ñun suñu génération xam nga lan la ñuy bàkkoo mooy que criminel capable coupable. yëkkatil micro bi moo fi nekk yëkkatil. loolu moo fi am yëkkatil nga waxaat waaw nga ne lan ngeen di bàkkoo. waaw dañuy bàkkoo criminel capable coupable. ok loolu mu ngi am moo tax affaire yi tamit duñ ko. léegi bàyyil jàmbur. bàyyil jàmbur ba jàmm maa ngi ñëwaat ci yéen damay dem ci sage-femme yi laa tàmbay ñëw suñu première rubrique de ce jour soxna ñoom wax nañ lu am solo par rapport ak ñi nga xam ne mooy information bi war a jàll entre parents yi ak doom yi donc rôle boobu finalement yéen a koy jouer. waaw c'est vrai finalement ñun des fois damay wax su sama collègue yi sax naan ñun de nu ñu koy waxatee ay assistant social lañu. ay bàjjanu gox lañ. ba pare dama naan xam naa suñ ko amoon journal fait divers moom dina xumb torop ndax souvent yi ñuy faral di insolite yi faral di am foofu. pour tontu tuuti sama waajee toog. ñun encouragé wuñu xale yu jigéen yi pour ñuy ñëw di def planification familiale pour mën a libre pour mën a def lu la neex. xam nga nit di def lu ko neex loolu moom yaakaar naa ci nit ka la dépendre ci moom la dépendre mais ñun li ñuy fexee du am mooy complication yooyu ci mën a am maanaam nga ëmb li ñuy wax grossesse non désirée nga am grossesse boo xam ne bëggoo ko. ngay jéem a fexe noo ko yàqee ba sa bakken loru ca. wala nga tëddi rek wala nga am doom. sànni ko. ñu jàpp la ci bëri na ci jigéen ñu nekk ci kaso bi. tout à fait ndax loolu. mais ko xas ba fekk ñu kenn koo xam ne dafa vierge. musul def rapport sexuel ñu naan la kaay def plan. da dul ñëw foofu sax du fa ñëw mais ki fay ñëw seet si ñu. dafay fekk ne dafa am désir bi dafa am besoin bi daf ko soxla. essayé na ba pare xalaat na ne war naa mën a jël grossesse waaw wala dara mu ne xaaral ma ñëw xool te ci biir kii boobu sax planning boobu sax ñun duñu tëb rek nga ñëw ñu ne la am demal du demee noonu. dañuy waxtaan ak yow jéem laa conscientiser am na fa mère yoo xamante ne est-ce que c'est facile de conscientiser benn jeune. bu nga xam ne commencé na am rapport sexuel ba pare ngeen conscientiser ko pour mu bàyyi ko. du yomb parce que souvent sax pour ñu wax la dëgg bi day jafe. des fois ay circonstances moo leen fay indi yow yaa leen di examiner sax ba xam ne kii en réalité. mu nga ca parce que des fois xale bu jigéen ñëw ne la lii moom may métti wala lële te en réalité loolu indiw ko.
leneen moo ko indi léegi soo ko nee ndax mës nga am rapport waaw dala naan dama grippe wala nangam wala dama am lu may gis sama kanam sama biir day métti souvent loolu la ñuy wax léegi yow soo ko laajee ndax mës nga sëy dala naan déedéet d'accord dala naan mësuma am rapport te yéen da ngeen koy xam waaw ñun dañ koy xam buñ la seetee rek dañ koy xam soo amee grossesse aussi buñ la seetee dañ koy xam souvent boo xamee loolu rek après si ngay commencé nag di waxtaan ak moom ne ko yow léegi marié woo mën na la déedéet nga laaj ko mu expliquer la wax la nag situation yëpp léegi nag ci nga koy commencé di ko teg ci yoon fi ngay njëkkee mooy li ñuy njëkk a xeex mooy maladie yi ma ñëwaat si infection sexuellement transmissible yi parce que loolu li muy yàq dafa bëri ay conséquences la yoo xamante ni xale jigéen yu bëri xamuñu ko compté wuñ ko sax di nga gis ñoo xamante ni dinañ nekk ci seen jeunesse di ko dund di def lu leen neex dem ba nga am nag sa borom kër toog bëgg a am ëmb mu tëla fekk na nga traîné dara fekk na traîné na nga ay infection yoo xamante ne nii yàgg na yàggaay boo xamante ni wala def nga ay avortement provoqué yu bari yoo xamante ne nii dem nga ba sa utérus bi mënatu la jël grossesse wala saa yoo jëlee grossesse def avortement loolu dañ koy faral di gis te fekk nag ci say antécédent la xam nga yooyu la ñuy jéem a xeex moo tax ñu leen di proposer éviter lii balaa ñuy joxe sax souvent yenn méthodes yi préservatif yi la ñuy njëkk a moom la ñuy encourager jeunes yi parce que ñi nga xamante ni amaguñu jëkkër mën nga tey jii nga dem ak ma sàmba suba ma dem ba nga am copain ngeen def quelque temps nga bàyyanteeg moom demaat ci keneen xam nga loolu mooy indi kii moo tax souvent préservatif sax lañ leen di gën a wax pour ñu utiliser ko waaw mais du souvent da ngay gis ñoo xam ne la naan seen partenaire duñu nangu préservatif waaw bëgguñu préservatif te pourtant marié wuñu loolu yëpp ay réalité yoo xam ne ñun dañ koy dund la daal waaw d'accord on a compris on va enchaîner tranquillement avec suñu première rubrique du jour muy rubrique langage orthographe jeune présentée par Jeanne Mendy on revient juste ñu dem nag ci mag yi ñoom nag xam ngeen li nga xamante ne moo di les informations daf leen di soxal ba tax na tout le temps suñu xëyee dañuy jël li nga xam ne moo di journal mais pourquoi ne pas télécharger li nga xam ne moo di application des médias mu lay topp foo mën ci dem ci sa téléphone portable day nekk ak yow tout le temps. gars yi bu ñu la joxee portable léegi pour nga dem ci ay option comme ay après ay Google si yooyu boo amul connexion doo dem. li ñu bëggoon a xam ndax boo xëyee yow da ngay jënd journal pour lire affaire yooyu. si damay jënd journal di lire. léegi jëndum journal bi xam nga des fois mën nga xëy doo am pièce monnaie wala mu nga yàkkamte nga nar a tardé doo ko jënd léegi ñu bëggoon a xam ndax am nga li nga xam ne mooy application des médias ci sa téléphone portable. non awma ko des fois journal moom su ma ko déglu damay fexe déglu revue de presse Zik FM ma déglu ko xam luy xew ci réew mi quoi waaw. mais ak sa application des médias aussi daf lay faciliter li nga xamante ne mooy lecture journal info yi nga bëgg a xam yëpp ci journée bi yëpp da nga ko ci am est-ce que xam nga ni ñuy télécharger application des médias sa téléphone. non xanaa ngeen wax ma ko. da ngay dem App Store nga tapé des médias buñ la ko tapé nga cliquer ci lien des médias bi nga bàyyi ko mu télécharger sa téléphone. 100 francs connexion rek mën na la ubbil application bu nga xool information boo soxla. des médias la tudd. des médias waa Sen TV wax. kooku maanaam dafay yombalal say mbir ci kii léegi dootoo jënd soleil da ngay def boobu rek saa boo kiiyee ñu génne la lépp. ah kon kay naa ci dugg ma nit. incha allah dinaa ko def pour ma xam parce que dama bëgg a xam luy xew ci réew mi. waaw surtout Zik FM dama leen déglu bu baax a baax. kon bu yàlla yóbbee jàmm salaam ma dem daal ko jox xale ñu daal ma dugal application des médias waaw kon des médias daal moom moo ko yore. donc saa yoo soxla information rek da ngay dugg ci li nga xam ne moo di des médias am information boo bëgg allez bye bye c'était tout pour aujourd'hui à samedi prochain. Merci beaucoup. Merci Jeanne Mendy. On vous rappelle que yéen a ngi seetaan Sen TV. Cette émission, c'est entre nous. Chaque 15 jours, ñu leen koy proposer. Tey on parle de sexualité précoce. Sexualité précoce, xale yi ñi koy dund bëri nañ. Parents yi nag bëgguñ cee waxtaan. Mais entre nous, vu que sujet dañ koy yëkkati, dañuy namm de temps en temps aussi waxtaane yenn thèmes yi nga xam ne sujet tabou la et c'est très important. Ismaïla, am na ay cas yu bëri dañ koy andi ci yow par rapport ak sexualité précoce. Duñu waxtaan ak seeni parents, mais dinañ waxtaan keneen ak koo xam ne dinañ yaakaar ni dañ leen trouver solution. Bu dul sage-femme bi di ki nga xam ne mi ngi ci koñ bi. tout à fait loolu moom am na wala des fois ñu dem ba nga xam ni sës nañ. ñu dem uti benn yoon mën naa ne jéem a entamer benn procédure judiciaire surtout nag loolu moo ñuy gën a parce que ñu nit dañuy liggéey ak sage-femme yi gynécologue yi ak psychiatrie ak psychologue yi. maintenant am na fu ñu daaneeloon sànq yaa ngi doon waxi rubrique langage je crois mais ma damaa bëgg a xam damay dégg ñu naan na bagage yi dugg. na bagage yi dugg maa ngi koy dégg yéen a ngi koy dégg li ma bëgg a xam. na bagage yi dugg lan la. yan bagage ñooy dugg ak fu ñu dugg. ah bagage yi ñu génne woon mën nañ koo dugal ci kër gi. non xool leen. mu ne je vous assure. dafa am fecc en même temps. non je vous assure. c'est grave na bagage yi dugg
xaw ma ban façon langage la. mais c'est un sujet. C'est un sujet boo xam ni qui doit retenir toute l'attention de toute la population sénégalaise. Mais pourquoi moi je pense que j'ai suivi le clip. ay valise xaw ma lan. bagage ça dépend ci compréhension au Sénégalais aussi. si tu as un esprit un peu tordu. man loolu laa gis ci clip bi li ma gis laa wax de. li ma gis. waaw bon sextape laa ko mën wooyee. xam ngeen lii sextape. sextape xam ngeen ko. maanaam li ngeen gis temps yi xale bu jigéen bu nekk ci biir néegam tëju def taatu neen filmer boppam yónnee ko faram ñii di jaawal dugal ko ci groupe WhatsApp. mu kalaate mbir ma mujj yoon loolu nag lu tuuti la loolu la tubaab bi di wax la face visible de l'iceberg su nga demoon police ak gendarmerie ñi nga xam dañoo jël seeni sextape bu gel waaw di ko ci chantage su nga demoon police ak gendarmerie di nga gis ne ni presque laal na dëkk bi yépp na bagage yi dugg loolu du suñu cosaan ak du suñu aada sànq yaa ngi laaj benn question bu intelligente pourquoi mu am problème de communication entre la maman et sa fille. Et pourquoi pas entre le papa et sa fille. Mais c'est les parents, j'ai dit les parents en général. Voilà les parents parce que ñun suñuy réalité socio-culturelle maanaam suñu cosaan ak aada xamuñu loolu tubaab yi ñoo koy faral di def looloo tax ngeen gis tubaab yi xale su amee 18 ans gàddu ay bagages am dem uti appartement wala studio. su bàyyi beeg yaay ji demee ba àgg âge retraite ñu yóbbu leen en asile entre guillemets. mais Sénégal ñu ci bëri léegi dañuy jël seen i appartement bu ñu demee ba am âge bu nga xam nañu du ñu entrer sortir. waaw loolu la xam lu koy indi. xale yi xam nañ ne loolu moo fi am dañoo àgg ci période boo xam ne s'il vous plaît dañoo àgg ci période boo xam ne période bi ñuy wax période de mondialisation. dañuy exporter dañuy importer autant pour moi. cosaan aada gi tubaab yi. d'accord moom dafa bëgg a échange ak yow mais da ngay wax bu baax man mii sax dégguma la. waaw waxal ma dégg la. ngeen baal ma nag nuyu naa leen yéen ñëpp. ñu ngi lay fay man si benn point laay ñëw quoi mooy fu muy waxee ak manque de communication entre mère fille père enfant des trucs comme ça. oui mais qu'on se dise la vérité on se connaît tous ici. oui les parents n'ont plus le temps pour nous. Vous voyez des parents du lundi au vendredi de 8h à 22h ils viennent qu'à la maison pour dormir. Le week-end ils sont sur le smartphone comme les jeunes. Vous comprenez? Nos parents n'ont plus le temps de s'asseoir avec nous pour discuter. C'est pas bon, c'est un d'entre vous. Je dirais les 90% ils sont comme ça. dëgg la moo fi am. Maintenant, avant dans nos temps, maintenant regardez en ce moment, vous voyez une fille à 22h qui dépasse son papa qui lui dit papa maa ngi dem soirée. mu ne ko waa bul guddee. te soirée bi guddi la. waaw. non ma tontu la foofu Sophia. Le deuxième point, vous m'excusez. Je rejette la faute bon. Je vais pas vous dire que c'est une faute, mais bon, les médias, parce que je regarde le journal, je suis des émissions, mais le problème est que les émissions qui parlent de sensibilisation sur ces points-là, je peux les compter. Vous voyez pas une émission où on regroupe des médecins ou bien des sages-femmes, voilà, comme ça quoi, pour sensibiliser les jeunes. On peut les compter. Donc, on revient sur ce point-là, s'il vous plaît, c'est très important. D'accord, léegi ci famille laay ñëw. loolu la ñu wooyee la famille atomique. Famille atomique comme suñu nee bombe atomique. mooy famille bi nga xam ne papa ji ak yaay ji amuñu jot toog di waxtaan ak xale yi mais nag c'est pas volontaire ah c'est dû à la dureté de la vie sa papa ji day xëy uti yaay ji xëy uti jigéen ñi xeex nañ Sénégal ba ñun ñëpp ñu jàppale leen bañ àgg ci lu ñuy wax parité. parité boobu même góor ñi suñ ko bañee xamuñu ne indirectement. et de façon inconsciente parité bi ñu koy exercer ci biir kër gi. loolu waaw looloo tax jigéen ñi jug di wuti. papa ji jug di wuti. temps yii passé am na benn jànq dama ko wax entre guillemets su weesoo problème bi mooy dégg tey suba problème boobu ça cadre ak li ñuy waxtaan fii. à Tivaouane laay wax de Tivaouane. capitale religieuse bi. bu Tidjani ci département bi y a un maire je dis bien un maire de la commune X. tëddee benn xale bu jigéen boo xam ne moins de 20 ans la ëmbal ko proposer ko de l'argent pour ñu avorter. lu leer laa la wax ci télé laay wax de. xaaral leen ma ñëw mi ngi wax avortement pour jël sànq sama la toute charmante sœur bi toog fii sage-femme li mu doon wax ci wàllu avortement. c'est madame Diagne c'est ça. voilà madame Diagne avortement su répété man j'ai vu des femmes yoo xam ba ñu ñëwee def avortement dañu leen a conduire pour ñu dem defi curage je crois n'est-ce pas noonu la. curage parce que avortement yi dañoo demoon ba bari fu mu ëmbee mu avorté wala mu def sax fausse couche. est-ce que comprends nga gis ces familles atomiques là ñooñu. famille nucléaire wala ñëpp ngi doon xalaat. di xool nan la ñuy def ba dugal lu ñuy wax éducation sexuelle.
mais tamit damay waxaat dañoo loolu dafay heurter suñu réalité dans ce pays soo nee éducation sexuelle ñu dañoo bëgg a yàq xale yi sànq wax nga ko xale yi soo leen war a yóbbu ñu planning ñu ne da nga yàq xale yi xale soo leen planningul ñu ëmb suñu ëmbul sida baa ngi fii sida baa ngi au Sénégal le 1er décembre bi passé moo nekkoon journée mondiale du sida xaw ma ndax dégg ngeen les chiffres alarmants. yoo xam ne dégg naa am na yenn région yoo xam ne dañu fa déclaré cas wu sida yu bëri fii Sénégal. effectivement si jeunes yi mais est-ce que ñu ngi communiquer ci loolu ba jeunes yi xam ne du ñëpp lañ ko war a sekkal c'est-à-dire du da nga war a ñëw rek am rapport non protégé waxuma la am rapport rek déjà c'est un problème bu fekkee amagoo jëkkër mais nga am rapport non protégé ak képp koo gis. surtout instant yi vacances yi ñëw nañ yeneen ak yeneen bagages yi fête yi décembre bi et tout. parce qu'on est le 14 aujourd'hui donc day compliqué. xam nga sànq wax nga ko. maa ngi laajte bagage ñu ne nangu leen xam bagage waaye balaa ñu fi jógee di ngeen ma wax lii bagage ak bagage fa ñuy dugg mais li ci am solo. du moom wayu ko non wayu ko da ngay tooy. waaw d'accord je termine mais li ci am solo. xam ngeen sànq am na benn wax joo xam dañ koo raay te waruñu ko raay. ayca góor ñi dañ ne. suñu tëdd ak jigéen yàpp gën a saf dëgg la du dëgg. xoolal xale yi niñ dumboo. ñoom ñoo ne. non xam nga émission bi aussi. xam nga émission bi. xale yi loo leen wax ku yor son micro. après naa la expliquer. waaw léegi ayca. léegi def leen seen réaction dafa am solo taxawal foofu ma déglu seen réaction par rapport ak li nga wax ñëwal ci loolu. waaw salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen ñëpp. ñëwal ci lii rek. non laata ma fay ñëw dafa am point bi ma bëggoon andi ba pare. waaw tantu ci lii après ma ñëw sa point damay bañ point bi rëcc ma. par rapport ak li mu wax. xam nga yàpp waaw yàpp man dégg naa ko xam naa ko mais xaw ma ko dama koy dégg rek waaw mais aussi. bu leen tàggoo non Drago baa ngi ñëwaat de. si dégg rek. mais nañ ko déglu. waaw nañ ko déglu yow nga ni xamoo ko da nga koy dégg rek. yàpp yàlla xam nañu dama koy dégg xaw ma ko te loolu bokkul samay affaire lu am rek laay wax. dëgg la si télé laa toog. dëgg la. waaw benn affaire am na loolu laa bëgg ñu xam ko. maanaam noo koy déggee yàpp am naa samay copains yoo xamante ne maa day taali. waaw loolu am na fi loolu. loolu am na fi bëri na fi. d'accord yàpp jël pérédal Fatick loolu yëpp waaw loolu yëpp balaa ci am nga bañ a tuuse. yaa ngi dégg lépp nag mu ngi tàmbalee si parents yi. si parents yi laay tàmbalee man avant tout. parce que gars yi foofu lañ gën a waxee. maanaam lépp éducation de base la. tey tout sa doom boo ko yaree boo ko juree yar ko yow la yaa ko jur. yaa ngi comprendre da nga ko war a teg si yoon teg ko yar ko si bu dee jullit nga ñun ay musulman lañ. fii ñëpp xam nañ ko da nga ko yar si diine. sa doom li nga xam ne dafa neex en plus yaa ngi. waaw non taxawal yaa ngi berse ñenn ñi. dama koy teg si ñoom sax xam nañ ni lii gëmoo ko. wala non si xam nga image des fois day wax lu dul dëgg. dëgg la. gis nga nit boo amee sa doom. waaw da nga ko war a yar si diine. dëgg la si yoonu siraatal mustaqim loolu mooy yoon n'est-ce pas. dëgg la sa doom tey boo ko juree teg ko si code di ko yar si diine. léegi xam nga mooy son problème au minimum am nañ fi 25 jeunes minimum. du ma compté wu ma ñëpp. mais Sénégal xam nañ ni sur par exemple quelques jeunes boo ko jëlee soo jëlee sur 10 jeunes ñetti wala ñeent yi ñu ngi ci. qu'on le dise ou non ñun ñëpp ay xale la ñun ñëpp xam nañ li fi xew. donc il faut qu'on se dise la vérité aussi pour pas joxal ma sama waay maa ngi ñëwaat ci yow. maa ngi affaire kii nga may def nii affaire de yambar nga may def nii bëgguma lool. dama bëgg ñu waxtaan nañu cash nañu waxtaan yi nga xam ne mooy réalité. li ma bëgg a wax yëkkati sa micro. il faut ñu wax dëgg. voilà fii nii xale yu jigéen ñi tey temps yi li ñu def tendance mooy sexualité. parata maanaam daal ku bokk ci sexualité bi léegi. bokkoo tout à fait. xam nga loolu mooy dëgg bi. mais instant bi nii damaa dégg léegi mu ne xale mère kii nii parents yi dañoo war a yaraat nangam gis nga fii nii gis nga koo xam ne seen kër day muuru ñu koy tëj di ko kii te bu génnee moo raw ñu nekk ci mbedd bi. gis nga non du yàq léegi mbedd bi dañ na nga yar sa doom ñu yàqal la ko. gis nga ne xale jigéen ñi ci boppam man damaa bëgg nit ku réglé gis nga réglé fi mu lay yóbbu moo sori. yow imaginer nga nekk si koñ surtout xale góor ñu baadoole yi nga xam ne tey jii ni buñ la xamalee dara boo rombee gel bii daa gëm dara moo xolit yi kii fii nangam noonu lañ la koy waxee gis nga yaru dafa du yaru sax mais nga téye sa bopp gëm sa bopp si jigéen ci boppam. d'accord c'est important. Aïcha ñëwal yow danga ma nuru ko am fit Aïcha yëkkatil
problème yëkkatil rek yëkkatil. xam nga problème li mooy léegi parents yi dafa mel ni dañoo ragal. seeni doom dëgg la. man foofu laay ñëwee. ndax parents yi ci jëm boppam ñoom laay jox toor bi. comprendre parce que yow sa doom mënoo koo jur ba pare di ko ragal. léegi parents yi ligganteetuñu seeni doom. xamatuñu seen doom fu ñuy dugg di nga gis sa doom génn. parents yi est-ce que dinañ xalaat ne yéen par exemple di nga xalaat ne sa doom bi il ou elle est passé à l'acte est-ce que loolu ñoom dinañ ko xalaat. mais si Sophia parce que fu mu toll nii dëkk bee toj lu ne am na fi barki yonent bi dëkk bi toj na xale yi jigéen ñi bëgg nañu xaalis. ngeen dëkk bi dafa lan. dëkk bee toj. ok barki sëñ Touba dëkk bi rajax na de. xale yi jigéen ñi dañoo bëgg. lan moo toj dëkk bi lan moo toj. lu toj dëkk bi. benn internet bi toj na ko. waaw lu ñu def. ah lu ñu def. internet bi diñ fa nekk xamante diw nangam sangam. mu lay proposer yu bon. comme. di la proposer ni kaay ñu tase fii nii def sexe affaire yooyu noonu. wala àndeel ma envoyé ma vidéo ma yóndeel la xaalis. AS dama koy dégg de temps en temps chaque jour ma laaj ko dama koy laaj gars yi mais duñu ma ko xaw ma luy AS mu bëgg ngeen expliquer ma bu fekkee am na ku ci am une idée. kii sama xarit la ñu ne non kii sama AS la lan la loolu. non joxal ma kii micro bi joxal ma kii mu tontu ma ci loolu. bigi yow. ngay sama AS mooy lan. yow Sophia xam nga temps bi yow. sama AS mooy lan. yow AS mooy koo xam ne du sa gel du sa dara mais yow sa namp la quoi. sa lan la. yow saa boo ko namee nga koy def si WhatsApp ngeen xama lamisoo cokkaan sant après mu ñëw yaa ma gën a xam yow ngeen daje fenn xam nga du ngeen seex dara namp kese la mbul la ok. man dama choqué. lan mooy loolu Sophia baal leen ma rek. non comprendre ma dellool ma ko sama micro bi parce que man j'ai pas compris. te am na téléphone lan mooy namp. lii la ñuy c'est-à-dire ay terme la comme ay terme jàpp sàcc ak yooyu noonu. waaw xam nga sàcc yow nga génn guddi jàpp sàcc defeere loolu noonu kooku du sa yow du sa naado quoi mais c'est-à-dire da ngeen mbëkkante fenn rek. na gën a toj bi na gën a non attends yow jeunes yi may déglu xam na li may wax. waaw mais am na parents yu seetaan. non xaaral déglu leen. lan mooy namp laa bëgg nga expliquer ma ko calmement bi gi nga bàyyi jàmbur. bàyyi ko waaw namp mooy c'est-à-dire góor bu ñàkk kilifa ak jigéen bu ñàkk kilifa di mbëkkante fenn daje am lu ñu wax xama yow pour jéem a def loo xam ne. comme joxal ma kay micro bi joxal ma kay. yow ngay lan bàyyi ngay lan. maanaam moom li ñuy wax nii da ngay jaar ci digg bi parce que dañ ne nga wax li am ngay wax quoi. bul nëbb dara. non mais maanaam mooy sa caga. mooy sa caga. sa caga comme tey jii nga yor xaalis bëgg a tëdd am envie def amour. amoo koo koy defal da ngay dem. ami sexuel voilà ki nga xam ne li ngeen di sekk moom loolu rek lay doon am na ci femme yoo xamante ni dañu am feebaru tubaab yi anglais naan ko sexe maanaam xam nga muy lan mënuñu tëdd te duñ ko def comme si que sulaar bu bëgg a mandi mënul tëdd te naanu mënul na c'est impossible. d'accord am na ci ay jigéen aussi ñu mel noonu. ok mënuñu def rapport sexuel tant que tëdduñu. tant que il faut que ñu def ko pare door a mën a tëddi. wala ñu mën a def leneen. d'accord feebar la mënul ñàkk en plus ñu ngi wax ci affaire parents yi. nañ bàyyi di wax parents yi. non mais am na dama yàlla ngeen baal ma ne ci wax ji. waaw ay kilifa ñoo fi ne. duñ ci sax dañ fi nekk toog ñu jël seeni doom yar ko ñu naw kilifa yi. seeni doom dañuy gën a def tuuxi duna. ñoom seen biir ñoom ñoo koy nëppal kenn du yëg. kon nañ bàyyi di wax parents yi. doxul quoi. waaw ayca waa xaaral ma wax ak kii Malick ma ñëw vas-y ma chérie après ma ñëw ci Malick. d'accord bon avant tout maa ngi nuyu ñëpp ñu nekk ci plateau bi Sophia avant tout dañuy souligner loo xam ne déjà dëkk bi dañuy wax loo xam ne niveau bi par rapport ak dëkk bi fu mu toll la. déjà gis nañ ne lépp dafa avancé léegi. technologie yeeg yëpp dafa avancé donc ak dëkk bi fu mu toll nii dëkk bi metti xale yu jigéen ñi dañoo matérialiste de plus en plus góor ñi aussi yor seen xaalis ne leen yéen doo leen ñu ko gën a. mais da ngeen bëgg xaalis nag kaay non si bëgg nañ xaalis. mais am na ñoo xam ne bëgg nañ xaalis ci côté boo xam ne non ci côté boo xam ne seen bopp rek lañ am. décembre bii nii instant yi. non instant yi tey la 14 instant yi moom ñu yorul ñi ñu ngi bëgg a dee ndax la affaire baa ngi. non ñu yorul ñi ne xam nga lan la ñuy def seen bopp rek la ñuy jaay instant bi xam nga jigéen aussi boppam rek la am mënu la jox loo xam ne amu ko tu vois léegi góor ñi am comme ça kii lu mu doon wax ay côté ku góor ki ak yooyu noonu ñaar ñuy tase rek la mais am na côté boo xam ne jigéen ñi léegi dañ ciy def liggéey amuñu luñ ciy daw comme ñi nga xam ne ñoo nekk ci di jaay seen bopp guddi gi léegi jigéen ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir kër yi ñoo leen ko dàq te ñoo xam ne dañuy nekk seen parents ak seen yaay yëpp mais am na ñoo xam ne parents yoo xam ne xamuñu ne seen doom mi ngi loolu noonu franchement boo leen walee dañ naan sama doom tey la gën a alors que jaay na boppam bu yàgg boo ko doon mayee tey day ñëw ci benn sage-femme bi ne ko defaral ma vite fait après nga dem tëddi anyway xam nga mu jeex yéen a ngi tàcc loo xam ne xaaral oui ma sama waa ji joxalal ma ko
joxal ma ko. voilà d'accord pare ngeen tàccu ngeen ba pare. wuy ma. lan ngay defar. non ndaw bi la ñuy defaraat. sage-femme bi dañ koy defar maanaam lu ubbeeku loolu la ñuy tëjaat ci gàttal. ok dinaa la laajaat dégg nga yow instant yi dugg nga ne lan yow waxal fii yéen xaar leen yéen da ngeen di leeral rek bàyyi ba xale yi wax ñëpp après ma ñëw ci yow waaw sëñ bi. bon salaamaaleykum maa ngi nuyu yéen ñëpp waaw di nuyu waa Malika tamit waa Malika ñoo ngi leen di bëggee yéen ñëpp quoi. mais di wax tamit comme paa bi lu wax si loolu laay ñëw mooy na bagage yi dugg. jaru ñuy wax Paakaan ji lay waxal. waaw sama papa la. sama papa la. léegi comme na bagage yi dugg. par exemple comme clip bi nga wax si na bagage yi dugg. dañoo jël benn ay bagage ay matelas ay yooyu. mais il paraît que am na nu ñu koy feccee aussi. waaw dañu koy camoufler. nañ bàyyi camoufler bi. loolu lu ñu camouflage la rek. kaay woon ma li nga wax dafa am importance. li nga wax dafa am importance may ma tuuti kaay wan ma nan la ñuy feccee loolu pour nit ñi comprendre wan ma ko. na bagage yi dugg na gaaw wan leen ma. naka la yow Fallou an géng teg yow Fallou an na bagage yi dugg na bagage yi dugg waaw. Sénégal léegi par exemple comme dañoo jël clip bi noonu lañ ko mën a waxee clip bi noonu dañoo mën a jël ay matelas ay chaise ay yooyu noonu naan na bagage dugg mais du foofu. parce que lu ñu indi foofu ak ñoom lu ñu ko feccee ba léegi bokkul. tey bu fekkoon doon jël man laay di àndandoo di dugg ak moom. waaw ñu ne waa clip bi noonu la. waaw léegi luñ def. waaw. dafa am benn vidéo bàyyi leen way jàmbur bi nag kaay leen nañ dugg nañ wax suñuy soxla. da koy appuyer dafa am benn vidéo bu ma intercepté. waaw vidéo dama koy intercepté parce que nit ki dafa juum doon ko yónnee keneen kooku envoyé ma ko ba moo ko envoyé li ma ci gis son bi lañ teg. looloo sa problème xale bi jigéen bi def taatu neen di ko fecc. yow mi doon wax sànq ci caga moo boobu il faut que mu leer. caga du koy jaay boppam. Père Mbaye Ngoné Fall nee na caga du lool de. caga du koy jaay boppam caga mooy ki nga xam ne sëy na ba tas. d'accord. koo koy caga loolu la papa wax dëgg la. mais du caga waaye nag affaire bagage yi dugg sincèrement en toute sincérité man je suis de tout cœur avec les artistes mais nag artistes yi nag wax dëgg yàlla dimbaliwuñu ci liggéey de sensibilisation bi nit ñi def dans les hôpitaux dans les centres de santé. au niveau des quartiers fépp parce que tamit su fekkee ni loolu ñu koy def mais imaginez am na téléfilm yi daw temps yi ci télévision privée yi. waaw du ma tudd benn télé. waaw du ma tudd benn télé pour bañ a tooñ. waaw mais da nga ciy gis. ci biir ñu ciy incorporé wala ñu ciy greffé yoo xam ne ni ñun bokk suñu cosaan bokk suñu aada. bokk ci diine bi. d'accord maa ngi ñëw ci yéen baal ma rek maa ngi ñëw ci yéen en attendant waa jox ko micro bi bu daanelee ñu enchaîner ak El Hadj Diouf ak première. El Hadj Keita ak première prestation. waaw El Hadj Keita boobu bëgg naa gis moom. nga baal ma mais pourquoi nga ne ku sey ba tas caga la. ci ban base nga ko teg non définition bi loolu la non définition bi je sais mais moom pourquoi ban sens la ko waxee oui ma waxal ak man fii baatu olof bi loolu la baatu olof bi c'est ça. maa ngi ñëw ci yéen on enchaîne tranquillement ak prestation El Hadj Keita on vous rappelle que yéen a ngi ci biir entre nous El Hadj dikkal ayca. Dem na fu ni gisuma la ci si que tu m'en es